asalaamaaleykum suñu mbokk yi ñuy topp ci suñu page Facebook centre hospitalier national d'enfants Albert Royer ñu ngi leen di jaajëfal di fas yéene ànd ak yéen ci ñaareelu numéro suñu rubrique nutri-pédiatrie la santé est entre vos dents ñu di ci dalal suñu gan mu di Djiby Samb di diététicien nutritionniste fii ci Albert Royer Djiby ñu ngi lay nuyu. soxna Ndeye Khady ñu ngi lay fay. Djiby tey li ñu bëggoon mooy def genre introduction dugg ci li nga xamante ne moom mooy besoin énergétique bu xale bi moo xam atam moo xam jigéen la wala góor ci wàllu lekk ci bis bi lan la d'abord. waaw d'accord ñu ngi lay remercier soxna Ndeye Khady di la wax la tey indi nga thème bu am importance muy ci besoin énergétique yi ci xale yi d'abord li ñu war a xam mooy xale dafa am ay parties âge yoo xam ne dañ koy séddale xale bu nekk parce que ku nekk ni ngay lekkee dafa war a tolloog sa âge. sexe bi ak activités yi nga def ak surtout bu fekkee da nga feebar bi la dal loolu dafa am importance donc bu ñu koy waxee souvent boo dégg dañuy faral di dégg ñu naan li ñuy wax allaitement maternel exclusif partie boobu dama ciy taxaw ba pare fa laay njëkk a commencé parce que bu ñu waxee loolu souvent nit ñi duñ ko respecté allaitement maternel exclusif mooy nit ki dafa war a nàmpal doom ba baa muy mat 6 mois loolu suñ ko waxee. ak ween kese. ak ween kese bu ci raxee yeneen loolu daf koy mën a indil yenn jàngoro yi surtout infection yi parce que moment boobu organisme xale bi faible na ba nga xam ne nii te am na défense mais défense bi demeewul noonu moo tax yow bu fekkee yaa ngi koy jox lekk te xamoo ni nga ko war a joxee respecté woo toutes les procédures d'hygiène rek mën nga ko indil yenn jàngoro yi surtout infection yi moo tax ñu naan allaitement maternel exclusif maanaam di nàmpal xale bi ak ween ba baa mi mat 6 mois donc ba baa mi mat 6 mois besoin yi ci ween bi soow bi jógee ci yaayam fa lay nekk besoin yi essentiels yi donc foofu soow boobu am na toutes les besoins yi nga xam ne xale bi soxla na ko dina ko apporter bu ñu jógee foofu noonu à partir de 6 mois dañuy dem ba 6 mois ba 1 an 6 mois ba 1 an foofu noonu dañuy commencer di def li ñuy wax diversification alimentaire bi maanaam di ko commencer di jox muy lekk foofu nag xale bi dafa war a commencer lekk mais c'est l'occasion ñu xam ne moment boobu noonu dafa am li ñuy wax besoin en protéine. waaw besoin en protéine souvent day nekk à peu près bu nekkee góor la wala jigéen la ça dépend besoin yi jigéen ñi souvent moo ëpp ko góor yi. léegi foofu noonu mën na nekk 8 grammes ba 10 grammes de protéines par jour léegi nag bu fekkee ne nag besoin énergétique la mën na nekk 100 kilocalories par kilogramme maanaam dañuy xool kilogramme bi xale bi am ci la ñuy calculer avec ñun on utilise avec des systèmes de calcul yoo xam ne dañuy permettre ñu calculer ce qu'on appelle besoin énergétique total journalier bi loolu en kilocalories lay doon donc ci loolu la ñuy def répartition par rapport ak repas yi petit déjeuner dîner ñu xam ci nekk moom repas bu nekk ñaata calories la war a jël donc dinañ ko mën a def dispatching parce que repas bu dee petit déjeuner bi entre 15 lay nekk ba 20% déjeuner bi mën na dem ba ay 35 li si des dîner bi jël donc dañuy def répartition ba nga xam ne 100% yi dina mat ci par rapport ak nombre de calories journalières bi ñu am bu nekkee 100 kilocalories la tey xale bu nekkee par exemple 10 kilos bu ñu defee 100 dañ koy multiplier par 10 donc dañuy mën a am 1000 kilocalories par jour loolu la ñuy def répartition bi journalière bi ci ndekki bi añ bi ak reer bi ak bu fekkee day jël ay collation entre les repas maintenant bu nekkee au-delà de 1 an ba 3 ans à partir de 3 ans mën nañ commencer di def 0,9 à 1 gramme par kilogramme de poids ñu mën a calculer besoin en protéines yi maintenant foofu aussi besoin énergétique yi mën na wàññeeku loolu ça dépend ci parce que croissance bi la xale bi day màgg foofu am na yeneen besoin mais foofu am na leneen luñ ñoo xam ne ni mën na koy apporter par rapport parce que foofu bàyyi na namp bi daf koy commencer di wàññi dina namp gaa parce que allaitement bi nampal bi mën na dem ba 2 ans mën ngay nampal sa doom mais à partir de ça foofu dañ commencer diversifier moo tax foofu mën nañ jël 90 kilocalories par kilogramme de poids maintenant à partir de 5 ans jëm 10 ans yooyu noonu foofu nag moom mën nañ commencer ci besoin énergétique yi besoin comment dire protéines yi mën nañ jëlaat 1 gramme par kilogramme de poids foofu voilà pour ñu xam besoin yi muy soxla en protéines bu dee en énergie foofu noonu nag day yokk parce que xale bi commencé na mag te day soxla li ñuy wax croissance waaw day gën a bëri besoin day gën a bëri parce que am na yeneen besoins yoo xam ne mi ngi koy xaar foofu mën nañ dem ba 1200 kilocalories par kilogramme de poids comprendre nga après léegi ñu calculer ko en matière en fonction de son poids de l'âge et du sexe
donc noonu la ñuy calculer besoins yi donc mais besoins yi bu ñu ko waxee nii nit ñi mën nañ bañ a comprendre mais ñi nga xam ne ñun ñoo lay jël en charge boo ñëwee bu ñu xoolee sa poids xam sa âge dinañ xam nan la ñuy mën a calculer besoin énergétique bi ba mën la jël en charge dafa la répartition de repas ba repas bi mën a équilibré par rapport ak say besoins yow parce que li ci ëpp importance ci calcul yooyu c'est tellement scientifique mais li ci am importance moom mooy ñi nga xam ne ñooy professionnels ñooy jëngu ci wàll woowu ñu xam nan la ñuy def répartition pour l'équilibre du repas ba nga xam ne repas bi dina équilibré wu ba nga xam ne dina ko apporter tous les besoins nécessaires ci wàllu ferñeent yi pour lenn lutter contre les infections ñaar pour la croissance màggaayu xale bi moo tax ñu naan souvent âge bu nekk par exemple xale bu commencé am 6 mois ci lañ lay commencé di wax day jël les premières âges bu demee ba 1 an ñu naan ko nañ jël les deuxième âge après ñu dugg ci ban les de croissance donc loolu lépp par rapport ak âge yi la répartition boo gis ak conseil boo gis si l'alimentation de l'enfant dañuy xool par rapport à l'âge parce que xale organam ak organum ak bokkul xale am na noo koy joxee yenn repas yi da nga yaakaar da nga koy jàppale mais da nga koy gën a sonal par exemple un enfant de moins de 2 ans nga bëgg ko jox alimentation boo xam ne ni mag noonu lay lekkee par exemple yow ngay togg añ teg ko ci bool bi muy añandoog yow loolu c'est pas conseil moo tax ñun nit ñi gën di conseil mooy nit ñi dañuy jël seen temps di toggal xale yi xale da nga koy toggal di ko beral di ko toggal togg xale dafa am ak togg mag parce que alimentation bi dafa war a nekk loo xam c'est semi liquide maanaam warul ow warul dëgër te warul saf ay saf-safal yi ñu ciy def war a nekk loo xam ne dina indi tous les apports nutritionnels yi xale bi soxla te du ko indil benn loraam léegi ana yan ferñeent la xale bi gën a soxla ngir màggaayam gën a gaaw ci bi waaw non xale moom li mu soxla ci ferñeent moom premièrement calcium bi ci la bokk fer bi ci la bokk maanaam toutes les vitamines ak minéraux yi nga xam ne ni mi ngi ci ñam yi organisme xale bi daf ko soxla pour lan bu dee wàllu calcium bi pour dëgëraay yax yi pour dëgëraay yu dents yi parce que foofu lay commencer di sax ay bëñ et cetera fer bi aussi daf koy soxla donc muy que ça soit fer huminique bi yëpp daf koy soxla vitamines yi daf koy soxla pour lan pour lutter contre les infections parce que xale yi li ñu seetlu moom mooy infection da leen di sonal parce que boo nekkee xale rek waaw da leen di xaw di sonal donc pour certaines vitamines day lutter contre surtout la vitamine C yooyu day lutter contre infection mais ci yooyu aussi xale am na nu mu siy jëlee par exemple souvent dañ may introduire sur le cas de la vitamine C par rapport ak est-ce que citron mën na am na ñoo xam ne dañ naan est-ce que sama doom mën naa ko jox citron dama naa ne xale mën na jël citron jus de citron mais ban xale moo war a jël jus ak ban âge la ko war a mën a commencer jël ak ñaata la ci war a jël parce que dose de vitamine C warul nekk loo xam ne day excessif si xale bi parce que mën na ko jural leen beneen loraange donc tout est question d'équilibre en fait mais ferñeent yi moom li ci ëpp moom nen na apport bi ñu indee apport énergétique bi apport protéine ba pare il faut aussi ñu diversifier par rapport ak fruits et légumes yi fruits et légumes boo gisee ñu koy conseiller pour l'apport des vitamines ak des minéraux muy li ma wax léegi phosphore magnésium calcium ak ñëw ci vitamine A vitamine C vitamine D vitamine yëpp yoo xam ne mi ngi c'est apporté par l'alimentation donc moo tax souvent ñun ñuy conseil ñu diversifier alimentation di dugal ci fruits et légumes il faut ñu am habitude di jox suñuy doom fruits ak légumes parce que loolu leen kese la vitamines yi mu soxla ak minéraux yi mu soxla pour mën a aar yaramam pour mën a assurer tamit màggaay bi donc loolu daf ci am importance ñu bàyyi ci xel d'accord vitamines yi nga tudd léegi nii ak minéraux yi en général fan lañ leen mën a fekk tey soo doon tudd ay xeeti ñam yoo xamante ne xale bi war na di ko privilégier ci lekkam moom laay wax léegi rek vitamines ak minéraux yi moom fi mu gën a ëppee mooy fruits et légumes donc bu ñu bëggee apporter suñu alimentation en vitamines fruits et légumes fruits de saison yu mu mënti doon bu dee légumes yi mën na fruits de saison combien légumes verts non mangue bi mi ngi fi am na vitamine orange day am yooyu yëpp fu mu amee yooyu yëpp am na vitamine fruit bu nekk am na vitamine bu mu gën a riche mais li tax fruits de saison di am parce que c'est pour ñu apporter chaque vitamine boo xam ne am na donc fruits yi moom ñu ngi fi légumes yi aussi légumes de saison yi mi ngi fi légumes yi carotte navet yooyu yëpp am na ay ferñeent yoo xam ne ni nit ki mën a concombre yi yëpp mën nañ ko waaw baax na selon nañu mode de cuisson bi parce que loolu aussi il faut ñu taxawaat ci nan lañ ko war a toggee loolu xam naa dinañ ci ñëw incha allah Djiby yow ban constat nga def en tant que diététicien nutritionniste ci xale wu Sénégal yi ni ñuy lekkee ak jeexital bi lekk boobu am tey ci seen bind ñoom waaw su ma doon wax nag dama koy def de manière globale je pense que si xale yi la ñuy wax mais je pense que c'est l'alimentation sénégalaise en quelque sorte la ñu war a taxawaat donc bu fekkee ne mag ñi ni ñuy lekkee moo xaw a doy waar kon xale yi wax xamatul li ñu ciy wax parce que li ma constaté mooy que boo defee yenn enquête nutritionnelle parce que souvent bu ñu amee patient dañuy toog ak parents yi waxtaan ak ñoom laaj leen am seen avis donc dañuy gis ne ñoom li ñuy joxee xale yi ñuy lekkee nekkul noonu lañ ko war a defee parce que balaa ngaa wax jox bi sax toggin bi d'abord
lan la ñu war a togg il faut ñu xam ko nan lañ ko war a toggee ak lan lañ ci war a togg ak ban heure la war a lekk donc xale dafa war a am respecter heure des repas yi ni ñuy toggalee xale bi ñu xam ko ak lan lañ ko war a toggal ak ñam bi nan la war a mel maanaam dafa war a tooy dafa war a saf wala non il faut ñu xam loolu ba pare mais man constat bi ma am mooy vraiment ni ñuy joxe xale ñu lekk ñu noonu respecté wuñ aussi conseils yi ñu leen jox souvent duñ leen respecté conseils yi ñu leen wax buñ ne nampalal sa doom ba mu am 6 mois nga dem sa benn bàjjen wala sa benn umpaañ na la yooyu ay wax la rek à partir de 4 mois 3 mois mën na la commencé ko jox ndox commencé ko jox lii léegi nga gis xale bi du am dara rek mu feebar ñu indi hôpital parce que yenn infection yi mën na ko dal moo tax souvent dañuy déglu conseils professionnels yi parce que am na ci importance après si diversification yi aussi il faut ñu taxawaat ci moment boobu mooy moment bu gën a crucial moment bi nga xam ne xale bi dafa war a jógee ci nàmp war a commencé di lekkal boppam moment boobu noonu parent bi si boppam moom mooy fautif bi parce que bu xamul li mu ko war a jox ak nan la ko war a joxee rek bon day indi loraange daal indi loraange en quelque sorte voilà mais en gros daal lekkin bi des na daal war nañ ci gën a mën a dégluwaat professionnel yi gën ci ñëw ay consultation di laaj parce que nekkul consultation képp ku feebar moo fa a ñëw parfois ba da nga war a def consultation boo xam da nga ñëw pour xam pour sa doom bañ a tombé malade. aussi daf ci am importance yooyu di ngeen koy def c'est possible. bien sûr parce que nit mën na ñëw rek pour lenn ñu mën nga ñëw nga ne da nga bëgg a def consulter benn spécialiste pour lan pour am ay notion ci yow nan nga war a toggalee sa doom pour ba yenn feebar yi ngay dégg du ko daal voilà. d'accord jeexital bi yenn saa yi gis nañ dafay nekk ay xale yoo xamante ne dañuy am loolu poids mu xaw a weesu seeni at prise en charge bi di ngeen koy faral di def fii ci Albert Royer. bien sûr dañ ko Albert Royer day jël en charge les enfants yu enfants obèses yi mooy enfants yi nga xam ne dañoo am poids bu ëpp mu nga poids bu ëpp ci xale li muy indi dafa bëri parce que xale bi ci boppam moom ñun buñ defee yenn conseils enquêtes yi sax di waxtaan ak ñoom da ngay sentir ñoom daf leen di gêner par rapport ak seeni morom yi dañ leen di tooñ poids bi nga am dafa ëpp et cetera donc yow mi nga xam ne sa doom gis nga ne ni muy lekkee mi ngi commencé jéggi dayoo ba moom mi si jël yenn poids yi nga xam ne nekkul poids am kooku dafa soxla prise en charge dañ koy def fii chaque jour dañuy def consultation avec les enfants yi nga xam ne seen poids dafa ëpp mooy enfant obèse yi jël leen en charge pour mën a diminuer poids pour ñu am seen poids normal parce que soo ko deful rek bu ñu màggaaleeg moom da leen indi yeneen feebar yi telles que les maladies cardiovasculaires et cetera te xale wax dëgg yàlla waragul toll foo xamee ni dina ànd ak yenn feebar yi donc c'est l'occasion ñu leen di jël en charge conseiller leen éduquer leen ci wàllu nu ñu war a lekkee ñoom ak seen i parents ñu xam ne lii lañ war a lekk éviter trop de sucre éviter trop sel ak lu nit ñu moytu bu baax parce que xale tamit bu dee jëlee benn poids bi rek souvent nañu indexé parents yi ñoom ñoo leen di indil leen lu nekk ñuy lekk après duñ bouger duñ def yenn activités yi donc yooyu c'est l'occasion bu ñuy conseiller ñu woowaale parents yi ñoom ñu toog ñu defaale éducation bi xale yi moom ay xale yu ndaw la ñu doon wax dëgg yàlla seen poids day élevé mais ay xale yu ndaw la ñu doon du ñu xam sax parfois li ngay wax donc conseil bi yaa ngi koy ëpp loo koy jëmale ci parents yi donc c'est l'occasion parents yëpp xam ne Albert Royer képp koo xamee ni gis nga ne sa doom am na poids boo xam ne ñu commencé di jéggi dayo mën nga rapproché ci service Albert Royer nga ñëw consultation am na fi ay médecins ay diététiciens yi fa xam dañuy jël en charge xale yi nga xam ne seen poids dafa jéggi dayo pour ñu jotaat seen poids normal daal voilà tudd nga léegi ay ñam yu niin ak ñu jëm ci bis boo xamante ne bisu tam xarit la ñu ciy faral di def ay cere anam yi ñu koy toggee yenn saay du bokk xëy na ak yéen li ngeen di recommander cere jooju tey suñuy xool suñu cible muy xale yi ndax baax na ci ñoom dana oyof ci ñoom nga foog xam nga cere moom xale mën na ko la am na xale yu ko mën a lekk mais am na âge booy toll mënoo ko lekk donc en fait bu ñu ñëwaatee ci cere itam xarit liñ ci mën a wax rek moom mooy déjà toggin bi moom mooy xaw a jéggi daal parce que da ngay bëgg a jël lépp loo xam ne yow disponible na par rapport ak sa calpe rek nga ne da nga koy def cere bi yaa ngi bomb yaa ngi jël cere bi yaa ngi ciy def beurre yaa ngi ci lu ne nga ciy def daal maanaam yow da nga koy def de telle sorte que ne moom rafetaay bi sax esthétique bi la ñuy gën a xool que qualité de l'aliment du repas te li ëpp importance ci repas du question de rafet bi c'est vrai que ne lekk guu la ak taar waaye mu apporter la loo xam ne ni après du la gaañ moo ci ëpp importance te wax dëgg yàlla bu ñu waxee feetu tam xarit tamit guddi la te souvent guddi digestion bi day lent parce que da ngay lekk rek tëdd te souvent ñu bëri ndawal la ñuy reeree boo leeree ndawal loolu xam nañ ne bu dee viande mouton wala bëf lu mu mënti doon xaw na niin bu nekkee ginaar sax moo tane mais bu dee yàpp xar la wala yàpp bu mënti doon boo xam ne yàpp bu xonk bi la boobu dafa niin donc reesal bi du yomb donc boo ko bëggee lekk ba pare nga bàyyi xale bu dee xale nga bàyyi ko ci mu lekk lu bëri ba biiram fees mu tëdd deful benn ce qu'on appelle promenade digestive deful benn activité boo xam dina faciliter digestion bi mën na ko indil ay loraange yow mii mag mi sax mën na la indil loraange waxuma laa xale bi donc encore une fois tamxarit feet la même feet yëpp moo tabaski ñoo yem mais du feet boo xam ne nit dafa war a jugee
topp si cere ji ak li koy accompagner lekk ci lu bëri ba nga xamee ni da lay indil loraange c'est l'occasion ñu xam ne ay tam même jour tam xarit sax ci guddi gi war nañ mën a repas bi ñuy togg war nañ ko mën a accompagner ak crudité ba pare aussi fruits et légumes avant le repas loolu lépp daf lay permettre de faciliter à la digestion parce que digestion bi dina gaaw ak yow li ngay lekk di la indil yenn loraange yi yu tàng yi jaru cee yow voilà waaw boo paree aussi nga naan loo xam benn infusion boo xam ne dina yooyu yëpp c'est pour faciliter la digestion en quelque sorte voilà d'accord Djiby Samb kon ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax déwénati itam ci feetu Tamxarit ji di wax ne kon tey introduction la woon rek ci rubrique nutri-pédiatrie ci yeneen i poñ yoo xamante ne lim nga ko fi sànq dinañ ci gën a dem au fur et à mesure ci benn bu nekk gën ko xóotal kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal itam ñi nga xamante ne ñoo ñuy topp ci page Facebook Centre Hospitalier National d'Enfants Albert Royer. waaw soxna Ndeye Khady ñu ngi lay remercier aussi ci invitation bi di wax ne kontaan nañ ci ñëw bi ñëwaat ci rubrique bi nga xam ne ni ci page Facebook hôpital d'enfants Albert Royer la di profiter ci l'occasion bi di remercier ñi nga xam ne ñu ngi suivre ci page bi notification yi ñu ngi koy gis. ñu ngi dégg réponse yi aussi waaw di ci bàyyi xel bu baax mais di profiter di conseil ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi déglu vidéo bi te hôpital pour yéen la bu ngeen amee loo xam ne jaaxal na leen ngeen muy seen wàllu doom soit feebar naag feebarul parce que hôpital aussi parfois dañu war a xam ne war nga mën a dem consulter benn spécialiste pour nga bañ sa doom bañ a feebar parce que tamit prévenir c'est mieux que guérir parce que nekk am na spécialité yoo xam ne comme ñun diététicien nutritionniste mën na la jël en charge bu fekkee ne sa doom feebar pour lan conseiller la pour yow nga mën a xale bu mën a am bañ a am yenn feebar yi comme li ñu wax léegi mooy obésité bi mooy xam ne xale bu ndaw la ba pare day am poids boo xam ne du poids normal am donc encore une fois di leen remercier di wax ne képp ko am la jaaxal mën nga daw ci hôpital bi parce que seen hôpital la incha allah mais daal di kontaan trop ci ñëwaat ci rubrique bi di leen jaajëfal merci.